leen nuyu di leen sant di leen dalal ci iRadio ITV dem mbégte bëcc bu nekk heure bi di waxtaan ak yéen ci li xew ci réew mi ci xew ci àdduna tey nag thème bu ñu abordé tey thème bu am solo la ndaxte dañu ne est-ce que le Coran est arabe ndagam alxuraan arabe la ba alxuraan mën a nekk leneen lu dul arabe ci loolu boo gisee ñu wax ko dañoo constaté que fan yi dafa am ay nit yu nekk ci maanaam réew mi di firi alxuraan ci seen maanaam kàllamu bopp maanaam nga jël alxuraan firi ko ci pulaar firi ko ci séeréer firi ko ci mandeng firi ko ci langue bu ndaxte ñu bëri dañu yaakaar ne alxuraan ci arab lañ koy war a firee bu ñuy jàng saari ci arab lañ koy jàngee waaye dañu gis ay nit di ko jàngee ci yeneen saar yi nga xamante ne saar yooyu si seen kàllamu bopp la loolu nag xaw a jaaxal ñu bëri ñu gis moom ay si réseaux sociaux yi moom ay mouvement yu bëri nañu di ci commentaire ak yooyu ñoom nag tey mbégte dina ay kàngam nga xamante ne ñoom seen xam-xam ne màcc ci mbirum alxuraan ci mbirum analyse parce que non seulement ay imam lañu waaye imam nga xamante ne intellectuel lañu kooku kenn la si ñun nekk fii ci kër gi di tudd imam Kanté ñëpp xam nañ ko di xaar tamit imam Ababacar Sylla mu ngi ci yoon bi ci circulation bi imam dañoo gis ci réseaux sociaux yi loolu xaw a jaaxal ñu bëri ñëpp di poser question li waral ba tax tey sax tey suñu ñeneen naatangoo yi bind nañ ci wax ci loolu phénomène boobu nu ngi ko mën a analyser nu ñu koy jàngatee. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Alassane Samba Diop maa ngi lay nuyu di nuyu waa ITV iRadio équipe bi yëpp di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy déglu di nuyu aussi imam Ababacar Sylla xam naa léegi mu egsi waaw jàngat bu njëkk bi ma ci am mooy ne loolu ma ci jot a dégg ci information ba fi ma toll nii maa ngi dajale ay information di laajte xam nga alquran daf ñu sant benn démarche bu rigoureuse alquran dafa ne in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ak li topp ci ay mu ne bu ngeen jotee xibaar na ngeen ko leerlu na ngeen vérifier xam nga kon alquran moom léppam da koy teg ci yoon kon pour bañ a juum moo tax fan yii yëpp maa ngi dajale ay information ay nit di ma woo di ma yónnee ay vidéo pour xam dëgg-dëgg lan mooy les faits authentifiés yi nga xam ni noonu la demee bu ko defee nag ñu mën ko jàngat dëgg ci l'islam mais jàngat bu njëkk bi quand même mën nañ ko def parce que am na vidéo yu circulé yoo xam ni ak am na ci ñenn si ñoom yu wax ci rajo yi ma dégg ci tuuti li leer mooy lii moom du l'islam seen yëfu bopp la léegi nag fan la cosaanoo ak nuñ ko tëralee ak lan la ñuy wax nit ñi loolu mën nañ ko jàngat ci biir émission bi mais du l'islam parce que tout simplement wax ne yonent la ginnaaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku jullit yi am nañ ci lu ñuy wax ijma mooy consensus que ni ku wax lu mel noonu weddi nga l'islam parce que yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatamu nabiyin boo nee xaatamu nabiyin kon tamit wax nga ni mooy dernier messager parce que pour nga nekk rasul foog nga nekk nabi kon ki nga xam ni mooy le sceau des prophètes nekk nabi bu mujj kon forcément tamit mooy rasul bu mujj kooku jullit yëpp juboo nañ ci kon woote waat fi yonent wala di woote waat yonent bu dellu si wala di woote waat Isa ruuxullah ni ma déggee waa ji wax ko naan Isa moo dellu si Isa amul baay du fi ñëwaat beneen góor di ko jur yaayam tam benn jigéen la mës a doon muy Mariam loolu tamit ci dogmu l'islam benn nit boo xam day am ñaari baay wala ñaari ndey yooyu yëpp teguwul fenn ñetteel élément bi mooy gis nga waa ji li muy wax nii dugguleet am na ñu ko njëkk a wax ba àdduna turki dina am ñu koy wax boo demee tey Pakistan am na secte bu ñuy wax Ahmadiyya ñoom tamit seen waajooju Ghulam Ahmad ay centaines de millions de talibé la am comme anglais la ñuy làkk moo tax bëriñu Sénégal mais bëri nañu ay Gambie ay Nigéria ay Londres États-Unis ñoom tam seen Ghulam Ahmad boobu tubaab yi ñoo ko ngemboon anglais yi pour mu xeex l'islam moom tam dafa ne woon commencement bi dafa ne Mahdi la ñu dem ba mu yàgg mu ne man maa yonent bi ñu dem ba mu yàgg man maa Isa léegi Sénégal tam am nañu ko fi woote kon problème bi mooy souvent dama koy wax ci benn débat waxoon naa ko ma ne loo xam ni ñu bëri dañ ko woote kon foog ñu seet kan la ci ñoom parce que loo xam ne benn jëmm rek la mën a doon ku nekk ne man la kon foog ñu teg ay critères pour xam te critères yooyu mënul nekk lu dul ñu dem ci texte l'islam yi parce que soo gisee tey jii ñii nii ñoo ni nga wax léegi secte boobu ñu naan ay Isa ruuxullah di wax alquran soo gisee ñu tudd yooyu c'est que xam nañu loolu li tubaab di wax ça parle aux musulmans c'est-à-dire xam nañu bu ne Isa ruuxullah julli ji nañu kooku lu muy wax xam ne su ne alquran julli ji dane alquran kon nag mais nag en même temps piège la pour ñoom parce que boo xasee ba tudd alquran ba tudd Isa ruuxullah foog julli di ak borom xam-xam yi dem seet texte yi est-ce que li ngay wax mën nañ ko comprendre texte yooyu
waaw loolu laay ubbee waxtaan bi daal. mais loolu phénomène bi dafa mel du guleet du lu bees ci àdduna. partout de temps en temps dañu gis ñu mel noonu. di feeñ di génn li waral li la moom waral loolu. li waral loolu seytaane jinne ak seytaane nit seytaane dafa wax borom bi subhaanahu wa taala ne ko dinaa dox sa digganteeg doomu aadama yi dinaa fexe ba réeral leen yàlla ne ko defal lu la neex ci waxin waaye ñi nga xam ni gëm nañ ma dégg nga di jokkook man tegu ci siraatal mustaqim doo mën dara ci ñoom kon loolu lu seytaane genre promesse entre guillemets une promesse maléfique dig la bu doy waar boo xam ni seytaane daf ko diggoon boppam ba pare wax yàlla danaa def lu ma mën pour réeral jaam yi dox seen diggante ak yow li nga santaane ak siraatal mustaqim c'est pas par hasard Alassane Samba Diop que jullit yi di jàng fatiha ci julli bu nekk mu nekk obligation ba pare nga am ci ihdina siraatal mustaqim du ay caaxaan de da ngay soxla saasu ne ñaan yàlla mu tënk la ci siraatal mustaqim te alquran wax na ni am na yeneen yoon yeneen bi sa sala mës na wax ak saxaabe mu yàgg mu ne siraatal mustaqim mooy alquran ak li ma leen jàngal mu def nii benn trait tiré ko ci suuf nii benn trait daal di def yeneen trait nii yuy dëng daal ne yii nag mooy yoonu seytaane yi subul li ko alquran tuddee subul déviation yi na ngeen leen moytu kon seytaane par définition moom dafa wax ni danaa fexe ba dévier doomu aadama yi fu nekk la koy jaaree nag am na koo xam ne ci xaalis la lay dévier dana la bëgg loo xaalis ba doo tootal julli doo wax dëgg di wor et cetera am na koo xam ni bëgg nguur seytaane day xam loolu ci moom mu jaar foofu ci moom am na koo xam ne bëgg ay mbiru soxna fa la ko seytaane di jaar et cetera léegi nag ku nekk day xool xeet bu nekk aussi day xool gis nga Sénégal tam ni mu tëddee mentalité bi ñu am boo demoon tam Indonésie nga dem Égypte nga dem Arabie Saoudite mentalité bi ñu am seytaane daf koy jàngat bu baax yónnee ay jinneem ñu dem topp nit ñi gis li ñu gëm ni ñu dundee mu ne léegi nag ku nekk ci yéen demal defal ma liggéey bi ci ñii comme ñii nii lañ mel nii lañ mel nii lañ mel léegi seytaane par exemple Sénégal xam na ni Sénégal yi dañu naïf surtout ci wàllu diine daanaka loo woote nit ñi topp la démb rek sama jàkka def naa ci waxtaan bu ndaw ma ne leen kooku noonu nekk Kolda ma ne leen yàlla bu mu egsi Dakar benn waaye ne ma xam naa li nga bëgg a wax ma ne ko waa parce que bu ñëwoon léegi fii rek ci stade bi ay centaines de milliers de personnes ñooy dem foofu di ko dégg mais parce que phénomène boobu Sénégal mosoon na ko dund ci ay at yu bëri bi ñu nekkee Walfadjri bi Cheikh Chérif ñëwee fii Cheikh Chérif yàlla xam nañu Dakar boobu dem ba mu ñëwee Dakar fii ba dañu gis ay ñu bëri di ko topp xale bi di wax alxuraan est-ce que loolu dafay firndeel xëy na nañu dañoo jàngut alxuraan ou bien jàng bu ñu jàng dafa mokkul ou bien dañuy jàng gumba waaw loolu daf ciy feeñ nit ñu jàngalee l'islam lu ci manqué rek mais mémorisation bi rek quoi fekk xamuñu téere bi lan la tënk voilà masse bi noonu la effectivement donc ñi ëpp tey jii même ñi dem daara sax waxuma la nag sax ñi nga xam ne jotuñoo jaar daara donc ñi jotul jaar daara nga xam ni tuuti lañ mokkal ci ay saar di julli lu ne dañ koy laajte saa su ne ñu laajte ko ñun imaam yi xam nañ ci dara da ngay gis magum jëmm ci jàkk ji saa su ne ñu ngi lay xaar ci buntu jàkk ji la laaj ay masala yoo xam ni da ngay foog ni nit ñi réglé woon nañ ko donc ñooñu mais même ñi nekk ci daara yi tey ba am 16 ans des fois sax ba am 20 ans daanaka tuuti la ñuy mokkal ni après ci la ñuy wax sax dañuy dem jàngi ji xam-xam ça veut dire que kon ñooñu ñëpp ba ci période boobu daanaka du ñu xóotal lu bëree bëri donc ñiy dem jàngi xam-xam dem ci université arabe yi et cetera encore benn groupe bu ndaw la encore ñooñu tamit boo seetee ba seet bu ñu dellusee du ñu wax ak mbooloom yëpp ñenn ñi dañuy nekk ay sëriñ toog seen kër ñenn ñi nekk ci jàkka ji jàpp seen ñàmbur et cetera donc culture islamique dafa faible Sénégal le sénégalais moyen culture islamique moom dafa faible trop par rapport ak tey boo jëloon un mauritanien moyen wala un marocain moyen et cetera parce que déjà langue arabe bi dañ koy teel a jàngale ko ci école yi yëpp nii donc xam nañ texte yi ba pare islam nekk fa genre religion d'état yoo xam ni daanaka da nga ciy am culture bu bëri ba pare ñu am ay borom xam-xam yu bëree bëri yoo xam dañuy leeral donc loolu tax na Sénégal ni ñuy jàngalee l'islam bi tax na sénégalais yi nekk ñu naïf ba pare seen culture dafa faible su ko defee seytaane da leen di nax ci ay détails. loolu dafa laaj ñu xoolaat formation bi. bu baax a baax a baax naka si naka. bu baax a baax. cas boobu yàlla xam ne dem may def waxtaan jàkk ci tudd naa ko man leen Cheikh Chérif bi mu fi ñëwee nga gis mbedd mi nit ñi di daw topp ko te juróomi aaya la doon jàng bi sax leerul. boo ko cuqee feneen du jàng. am na nag ay borom xam-xam yu defoon erreur ànd ak moom mun a rabbana atayna rek paa yi di allahu akbar laa ilaaha illa mairie daam. mooy loolu c'est-à-dire que. maa ngi fàttaliku temps yooyu bi nga waxee maire am na benn maire dañ ko ni xale bi li muy wax mu ne man ku ma nax ci l'islam ma jël gis nga expression boobu voilà expression boobu am na quelque part benn force émotive mooy effectivement bon rafet njot ci sa mbokk jullit ak tamit bu ñu tuddee l'islam alquran
nga rafetlu ko loolu c'est normal mais nag faiblesse loolu mooy nag boo yamee ci loolu bañ a càmbar léegi nag ku nekk mën na la nax gisoo mu ne ku ma nax man de ku ma nax ci àddina laay bañ mais ku ma nax ci diine ma jël gis nga mais diine du affaire naxaante nag justement warul wax ku ma nax ci diine dafa war a wax rek man ku ma jàngal diine Sénégal nag gis nga ni mu bëri ñu fi nax nit ñi turu diine dafay bëri même bu dul secte bi bëri na fi ay woote yoo xam ni boo ko toppee ba topp di nga xam ni lii du dara alxuraan maanaam livre bu tedd boobu ci arab lañ ko bindee est-ce que dañ ko bindee ci arab moo tax nit ñam jafe-jafe ne ko arab comprendre ko nu mu ko war a comprendre est-ce que du lu moo tax kii mauritanien bi ou bien marocain bi saoudien bi gën a mun a comprendre xëy na duñ ci bind parce que ci langam lañ ko bindee te ñeneen ñi du seen langue. waaw loolu am na ci mais bon langue arabe amul benn mystère dañuy wax ne alquran ci arabe la wàcc dëgg la Jibril noonu la ko waxee yonent sallallahu alayhi wasallam parce que yonent yàlla Ibrahima moo ñaan yàlla ne ko may ma ci sama njaboot ci samay descendants benn yonent ci ñoom ñii comme yonent bi moog yonent yàlla Ismaïl ñoo ko ñaan moo tax yonent bi juddu ci askanu arab léegi nag yonent bu nekk yàlla bu lay yónni ci sa làkk la lay yónni léegi nag kon effectivement ñi nga xam ni ñu koy waxee seen langue maternelle mooy arabe c'est vrai ñooy gën a jekku texte bi mais am na deux choses yu ci nekk première chose xam arabe doyul pour xam alquran ak les sciences islamiques xam nga tey ji par exemple ma jox la benn exemple tey xam français taxul nga nekk constitutionnaliste d'accord nga ak man du yow toujours nga invité fii ay spécialistes ñuy toj affaire yi est-ce que jàng tubaab doy na donc dafa laaj voilà parce que dañu am seen expression bopp ak et cetera c'est la même chose donc itam man ni ma koy tënkee dama naan alquran arabe la waaye du arabe dong parce que alquran bu fekkoon arabe dong la kon arabe yi mën ko te alquran daf leen défier ne leen indi leen benn saar pourtant déggoon nañu arabe yeneen bi sallallahu musta bind dara musta wax dara balaa alquran di wàcc am na fa ay poètes yu fa nekkoon yoo xam dañoo dégg arabe ba tëdd ci suuf doon def ay concours di ko affiché ci kaaba gi ñooñu bi ñu ko dégloo mu wax dañoo ñëw déglu ko pour wane ni kii mënuñu raw mais bi ñu ko dégloo dañu dellu ginnaaw daal ne mosuñu dégg waxin bi kon alquran effectivement base bi contenant bi arabe la mais nag tëggin bi ak maanaa bi loolu miracle la boo xam ni du rek question langue moo tax tey ji sénégalais bi nga xam ne jàng na arabe xóotal ko day raw marocain ak saoudien bi nga xam ni langue arabe mooy langue maternelle la li ma la wax nii mooy le moyen c'est-à-dire le saoudien moyen boo dajeek moom tey ji Riyad ngeen di waxtaan ak le marocain moyen mun ngeen wax arabe kii nii mais su ngeen duggee ci masala yi te nga nekk sénégalais jàng ko da lay déglu loolu sax gis naa ko ci ñoom dañ lay naw loolu ñoom bu ñu gisee ni da nga leen raw ci diine dañ lay naw waaw dañ lay naw parce que dañ naan lii mooy wane universalité l'islam man ba ma demee Maroc am na sénégalais yoo xam ne dañ ma doon wax yow da nga waane parce que da nga nekk fii naar yaa ngi fii ñenn ci ñoom di def yoo xam ni yàlla gërëmu ko daal jarul may dugg ci détails yi ba pare yow en tant que nit ku ñuul nga nekk fii di julli di nangam ak nangam man leen men au contraire c'est-à-dire que fii laa gën a gisee ni islam diine bu universel la du diine benn peuple ci jikko la ak pas-pas ak xam-xam après ñoom souvent dañ ma doon wax nga dëgg man leen bu leen layee li ngeen bëgg a nekkee naan xoolal naari ni ñu mel te ñoom ay arab lañ ma ne waaw ay arab lañ mais man jullit laay seet loolu laa leen doon man jullit laay seet seetuma arab bi ñaareel ba Alassane Samba Diop arabisation dafa am en fait peuple yu bëri ngay wax à part actuellement côté Arabie Saoudite Jordanie Yémen ak Irak yu mel noonu li ci des ci monde arabe bi yëpp c'est des arabisés c'est pas des arabes Maroc Algérie ay berbères lañ ba léegi xeex boobu mi ngi foofu noonu Amazigh boo demee ñu ngi xeex parce que au départ donc c'est des arabisés boo demee tey Turquie Sénégalais yi xàmmeewuñu bu ñu gisee afghan ak sikkim ñu ne naar la bu ñu gisee turki ne naar la bu ñu gisee iranien ne naar la ñooñu ñëpp actuellement naar yi ils font moins de 5% les arabes du monde musulman ils font moins de 5% sur le milliard et quelques ils font moins de 5% mais ñi dégg arabe xam-xamu l'islam ñi ki nekk ay arabe nii bariwul boo demee tey université islamique yu mag yi laajal gars yi dem jàngi ji foofu ay kii nga fay fekk ñu jàngale ay égyptiens ay pakistanais ay et cetera ay malaisiens et cetera parce que l'islam moo universel mel noonu téere yu bëri yu ñu bind ci l'islam tey ñi ko binduñu ay arab mais dañ jëfandikoo làkku arab mu nekkoon làkku l'islam Bukhari bi ngay dégg Muslim Bukhari mi ngi jógee côté Russie fi ñuy wax tey Russie au sud foofu la jógee il n'est pas arabe Muslim il n'est pas arabe keneen ak keneen donc langue arabe la alquran wàcc mais alquran du langue arabe kese parce que bu doon langue arabe kese kon arabe yi waxuma la keneen danañ ko mën loolu moo tax tamit nag boo ko bëggee wax ci beneen làkk nekkatul alquran
par exemple dañoo gis que ñi ñuy wax ni ñun dañoo jël alxuraan gi bu ko firi seen langue bopp. di ko jullee seen langue bopp. parce que avant boo julli ci alxuraan bi ci arab bi nga koy jàngee. mooy farata mais boo jëlee téere bi bu ko firi sa langue bopp di ko jullee di ko noddee. du dem xam mu xaw a jaaxal nit ñi. dana est-ce que alxuraan mën nañu ko firi ci langue nationale bu ci langue bopp nga jullee ko. c'est vrai que question bu xaw a complexe la mbiru firi bi lenn la mais mbiru di ko jaamoo yàlla leneen la. waaw donc déjà il faut ñu wutale ñaar yooyu. waaw di ko jaamoo yàlla par exemple. waaw koy lii nii du guléet gis naa temps yi la envoyé na ay vidéo ñu ko doon jullee ci Awsa gis naa Niger. waaw benn vidéo ma gis tam samay mbokk bambara fële Mali. Mali gis naa fa tam benn groupe ñu koy jullee donc loolu du guléet mais dama ni ñii dañu nekk ci benn confusion. ak bien de genre nu ñu koy waxee attachement ci seen langue ba jàpp ne langue arabe langue la rek comme langue yëpp ce qui est vrai. moo tax ma ne la arabe alquran du rek arabe waaw bu doon arabe kese yenn sa salam ci boppam ni alquran di waxee moom du waxee noonu boo xoolee hadis. boroom xam-xam yi topp hadis bokk na ci ñu ñuy xàmmee hadis ak alquran mooy boo xoolee hadis di nga xam ne du waxinu alquran. kon loolu benn détail ci biir mais ñoom kon ñooñu dama ne. ñooñu dañ nekk ci benn confusion benn genre nationalisme attachement ci seen langue far ëppal xaabaabal ba dugg ci wàll boobu donc ñooñu mën ñu waxtaan ak ñoom mais ils ne remettent pas en cause des piliers ak le dogme de l'islam. Par contre sunu mbokk yi nekk Kolda ni par contre moom kii man maay Issa ruuxullah maa dellu si maay Issa yàlla dafa wàccee ci man alquran boo xam ne ci pulaar kooku il remet le dogme même. Le consensus des musulmans ci le fait que nubuwa jeex na ci le fait que alquran benn rek la te ci arabe la. kon loolu mooy différence bi am ak ñii maintenant kon ci wàllu jaamu yàlla effectivement alquran mënoo ko bàyyi fii ne damay jaamoo yàlla ci beneen alquran boo xam ne dama ko firi boo ko xasee ba firi rek nekkatul alquran firi ngay wax li ma firee alquran ngay wax damay jaamoo yàlla boobu daa jaamootoo yàlla ak alquran qui traduit trahit même ci français nii rek tey texte bi nga def léegi nii en français su ma ko firi woon ci wolof ñetti wolof boo leen ko joxoon duñu utiliser les mêmes mots ku nekk selon sa vocabulaire ngay utiliser moo tax alquran nag nekk le langage universel de Dieu dégg nga bi nga xam ne tey jullit yëpp dañ ciy juboo di ko jullee ndoor tey yow boo demee Malaisie te nga mokkal alquran imam bi bu gàggee nga jubbanti ko du gestu naan bon sénégalais moo may jubbanti man may malaisien déedéet danaan alquran la ma jubbante mais bu fekkee da nga dem Malaisie waa ji di tari malaisien nga dem Londres waa ji tari anglais nga ñëw Kolda waa ji tari pulaar kon julli bu jaxasoo la ñuy am kon caractère universel boobu de la communauté musulmane li koy garantir bokk na ci le fait que alquran nekk ci arabe ba pare nekk d'accès facile c'est-à-dire que tey ji concours internationaux yi ñi koy gagné tey du ñu ay arabe kon loolu yëpp ay miracle la puy wane ni kon langue bi du problème tey ji mais xoolal xale yi léegi ni ñuy waxee anglais bi te pourtant bu njëkk ba ñun bi ñu nekkee école mel noonu anglais pour ñun c'était tellement difficile boo ci waxee benn phrase sax dañ lay fan mais léegi dem nañ ba xam ne c'est un langage mondial le langage du sport le langage de la science et cetera arabe tam noonu la nekk woon le langage de la connaissance am na ay jamono ci moyen âge bi dégg nga képp koo xam ne bëgg nga am xam-xam foog nga jàng arabe comme ni ñu jàngee après latin tey jii am na publication yoo xam ne sur le plan scientifique en anglais nga koy def soo bëggee mu jàll mais la moo tax léegi langue arabe bi justement am recul boobu par rapport à l'anglais li ko waral loolu histoire moo ko indi c'est-à-dire que ni jullit yi ba ñu demee ba néew doole xam nga langue tamit langue tamit doole day ànd ak doole day ànd ak rapport de force la voilà langue tam problème géopolitique la donc bi jullit yi amee doole dugg ci réew yi les abbassides les omeyyades et cetera xoola baytul xikma savant yi dañ doon ñëw am na benn pape boo xam ni sax fa la jàng see donc Cordoue xoolal donc temps yi boo amee puissance diplomatique l'université de Cordoue donc arabe lañ doon jànge astronomie pendant 10 siècles musulmans yee ko yore algèbre tey ji Alsan li ngay def yëpp tey ci ITV i rajo yi ngay utiliser yëpp nii algèbre la kan moo ko développé les arabes et cetera science yëpp Ibn Sina Avicenne Ibn Rushd Averroès am na ñu bëri ba tey xamuñu ne ñooñu ay arabes lañ et cetera donc mais bi ñu demee ba les conflits expliqué na musulmans yi dellu ginnaaw d'abord les conflits même fratricides déjà entre les musulmans yu metti te xam nga loolu soo amee instabilité day am xoola même Cordoue lan moo ko indi conflit moo am benn prince bi daw dem Espagne pendant 5 siècles mu développé fa benn civilisation mais non seulement les conflits ensuite des invasions extérieures comme par exemple les Tatars bi ñu envahir Bagdad ensuite xoolal les croisades xoolal par exemple aussi la colonisation donc yooyu yëpp dafa déstabiliser musulmans yi mu am aussi ay courants yoo xam ni ils sont plus favorables
ci progrès avancé xam-xam ak courant yu gën a conservateur yoo xam ne déedéet nañ julli woor rek li ci des suñu yoon newu ci yooyu donc yooyu yëpp xam naa loolu beneen waxtaan la encore mais yooyu yëpp moo dem ba affaiblir monde musulman bi mu ko affaiblir kon tam monde musulman bi li mu yore nit ñi dañ koy xeeb moo tax fi mu nekk nii am na ay borom xam-xam yoo xam ni boo xasee boo wax alxuraan rek ñu dumoo yi xam nga lu tax parce que dañuy xool état monde musulman bi dañ naan ñii bu ñu amoon xam-xam yor dëgg ak lu baax ñoom seen bopp duñu mel nii donc loolu moo indi faiblesse boobu mais nag alxuraan yàlla da koy préserver ba nga xam ne dina am ay jullit yoo xam ne danañ ko gën a développer mais daal kon ci wàllu jaamu yàlla boo xasee ba tari loo xam ni du alxuraan texte bi nekkatul alxuraan te ma jox la ci exemple par exemple yonent bi sallam bu muy wax alxuraan téere la boo xam ni du rek lecture hadis boo ko jàngee da ngay jàng lan la ñu firil la ko nga xam lan la dem jëfee ko mais alxuraan boo nee alif rek am nga tuyaaba maanaam texte bi ci boppam lettre bi ci boppam jaamu yàlla la mënoo ko am feneen mënoo ko am ci pulaar mënoo ko am ci français ma jox la benn exemple ma proposé la yow en français léegi alif lam mim xam nga mooy leen wax al xuruf al muqattaa lañ koy wax les lettres isolées am na xaamim qaaf nuun yooyu yëpp xam nga ay lettres isolées alquran dafa yéeme de léegi alif lam mim par exemple zalikal kitab la rayba fii léegi yow ma proposé la alif lam mim traduiral ma ko en français mënuma ko waaw koy t'es honnête voilà traduire ko en pulaar loolu mënuma ko voilà laaj ma ko ci wolof alif lam mim laa lay wax waaw voilà am na lu fa nekk xam nga lu tax parce que xuruf yooyu justement borom xam-xam yi dañu ne yàlla dafay wane fii ne alif lam mim ñetti lettres yi lettre arabe la mais maa ci composé alquran te du ngeen ko mën yéen avec les mêmes lettres kon loolu sooy jàng ne nga ne allahu akbar nga bëgg a tari suratul baqara nooy def da nga naan bon LMA le livre est xaw ma lan amul sens donc am na Musaylim al Kazzab nga xam ci temps yonent da doon woote yeneen li yàgg na de affaire woote yeneen ba àddina di tukki lii dana am ñeneen ñu ko woote waat ba Masiixu Dajjal ñëw ba l'antéchrist ñëw kooku na bu ñëwee danaan sax man yàlla waxuma la sax yonent mais bëri nañu ko doon woote ci histoire l'islam ak ci histoire monde bi yëpp ni chez les juifs chez les chrétiens am na ñu ko doon woote am na fi ay catastrophe yu fi am sax ci wàllu boobu am na benn juif damay fàtte tur bi kooku woote na ko mais dañ ko toppoon ba su doon jàng seen téere boobu tawraat day lox nit ñi topp ko mooy li ma la wax naïveté bi mais ndekete imposteur la rek fu ñaaw la mujje et cetera donc loolu dafay am mooy toujours li ma la wax rek mbiru seytaane mais seytaane dafay jëflanteeg toujours koo xam ne dafa bëgg wane boppam kooku tam la seytaane di jëflanteel ku bëgg a wane boppam bëgg mbooloo bëgg siiw bëgg def nit ñi jaam di yàlla la kooku la seytaane di jox ay pexe donc mais ki xam ne jaamu yàlla la li mu bëgg rek mooy jege yàlla jaamu yàlla pas plus que ça kooku seytaane du ko am mais ku bëgg leneen rek seytaane nax la waaw sànq ni nga waxee sànq naïveté bi xamante ne Sénégalais am nañ ko ci bëri ci maanaam jàng ji ci xam diine ak yooyu yan matuwaay la ñu mën a jël ci formation bi pour que nit ñi gën a xam lu ñuy liir lan la parce que baax na gaa booy di alxuraan dina féexal sa xol dina féexal lu bëri waaye li ngay liir nga gën ko xam mun ko firi te gën ci xóot. waaw bon léegi man je crois que sa question c'est très important parce que en fait boo seetee ba seet plus culture islamique bi di am solo plus saay-saay yi dootuñu am public bu ñu mën a réeral loolu moom dëgg la. plus nag nit ñi ñu bàyyi leen ak le minimum li ñuy wax jàngal looy jaamoo yàlla xam nga souvent dañ koy wax sax yow na jàngal loo mën a jaamoo yàlla rek maanaam loo mën a jullee lixlaas falaxi naas ci ki def bu ci dugg di nga am problème nag parce que àddina bi dafa doy waar ba nga xam ni boo jàppee ni li ngay jaamoo yàlla bi maanaam li ngay jullee nangam rek dina la doy boo dajee ku la ëpp xel rek mu nax la parce que kooku moo la naan tel ay alxuraan moo ne nangam man temps yi la maa ngi doon débat ak benn nit bu bokk ci benn secte jarul muy tudd secte bi mais dama ko mujj yërëm bi ñu commencé waxtaan mu ne ma waaw alxuraan sax naa ma ne ko aaya boobu nga yow fan la nekk ma indi kaamil bi pour wan ko ni waxtaan dëgg la ñuy waxtaan ma ubbi kaamil ne ko xoolalal sa bopp mu xool kaamil bi moom mënul lire arabe mais mën na lire français mën na indi ko français même français sax mën na ci discuter xoolal verset bi bii la mu ne waaw ma ne ko bii nga wax mu ne waaw ma ne ko liiral ko sa bopp mu lire ma ne ko liiraat mu lire ko 3 fois ma ne ko lii ñu la wax nii gis nga ko ci verset bi fii mu ne tekk mu ne waaw mais man loolu lañ wax ma ne ko non liiralal sa bopp bu nangu ni ñuy fooyee la même ci français bi rek lire ko mais après bi mu demee dama toog j'avais les larmes aux yeux ma ne xoolal ni ñuy naxee gars yi donc pour te dire que te islam xam nga nax nit war ci woon yomb parce que bu nit ñi xamee texte bi normalement waroo leen nax parce que tey ji boo ne man maay Isa maay nangam war nañ la wax foo ko teg
mais man maay Ahmed Kanté rek kon su ma nee maay nangam rek ngeen gëm loolu c'est dangereux donc contexte l'islam yi lu muy jëriñ mais les textes de l'islam c'est pour nous guider. C'est pour nous orienter. hudan lil muttaqin gis nga buñ lay laaj alquran bëri na ay qualificatif ay melokaan ay sifaat lañ koy wax ay tur mais mën nga wax ne tur bi ci ëpp doole wala boog ci ëpp doole xam nga mooy lan mooy hudan guidance alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin c'est une guidance luy gindi nit mais luy gindi nit kay xam-xam la kon kay loolu nit wax demal seeti ci alxuraan ba seet est-ce que mën nga koo trouver foofu soo ko fa mënul trouver nga ne koy wan ma fu mu nekk ba la ne aaya bi nga dem xool firikat yi lu ñu ci wax moom rek mënul wéet di ko firil boppam alxuraan c'est un texte ouvert islam amul clergé ay quelques nit yoo xam ne ñooy taxaw daal ne aaya bi lii lay firi ñun ñoo ko wax déedéet dañ naan la aaya bi lii lay firi parce que lii ak lii la tëddee boroom xam-xam yi lii ak lii lañ ci wax kon plus culture islamique ñu koy développer léegi loolu nañ ko gën a développer d'abord ci les structures proprement islamiques mooy daara yi il y a beaucoup de réformes à faire Alassane loolu beneen thème la xam naa ngi ci woote waxtaan il y a beaucoup de réformes à faire sur le plan pédagogique sur le plan waxuma la sax les conditions de vie ak yëpp affaire u jeng yi yëpp nii comme souvent keroog mu koy wax man leen non attention daara ñaari vocation la am éducation instruction jàngal nit ki texte yi ak et cetera ak tamit yar ko mu nekk nit ku yiw nit ku baax ma ne leen lépp lu ci dolleeku rek mën nañ seet lu tax mu dolleeku ci ak tamit nuñ koy utiliser moo tax ma ne leen lu mel ne jéng par exemple nekkul lu bokk constitutivement ci daara da ko doon jëfandikoo daara da ko fee fekk di ko jëfandikoo mën nañu am ay daara spécial pour xale yi nga xam ne dañoo të ñu former leen tey ji la science psychologique yëpp dafa développé mais bi ma ci waxtaanee benn oustaz dafa ne teg ba mu yàgg mu ne ma yaa ngi may bëgg a convaincre dafa conservateur quoi la moom maa ngi may bëgg a convaincre ma ne ko kon loolu il faut que ñu teqale entre la vocation primordiale ak les moyens historiques conjecturels yi nga xam ne dafa ñëw rek nit ñi ils sont débrouillés comme ils ont pu faire kon nañu améliorer daara yi ba nga xam ne nit ki mu am véritable instruction ak tam éducation te man gis naa le projet de l'État depuis Ablaye Wade de modernisation des daara maa ngi ci waxtaan benn oustaz encore je suis tout le temps à débat ak ñoom ma ne leen peut-être terme modernisation man de su ma nekkoon ministère wala président du ma utiliser terme boobu parce que daf leen di heurter xam nga boo dee modernisation pour ñoom mooy occidentalisation faut faire très attention ça fait presque 10 ans terme boobu rek am na oustaz yoo xam ne boo waxee loolu rek dañ bëgg a jël yëfu tubaab dugal ko ci daara ji te Dieu sait que par contre le projet en tant que tel pour man c'est très très important parce que day permettre nga am instruction di nga dégg arabe xale bu topp modèle boobu dina mën a jàng arabe jàng alquran jàng les langues yeneen yi et cetera donc dañu war a fexe ba culture islamique bi gën a yaatu gën a yàgg su ko defee même tamit ñi délivrer le discours islamique war nañ tamit def beaucoup de réformes sur le plan pédagogique parce que am na loo xam ne bu fekkee da nga ko wax rek pour tiital nit ñi wax rek pour wane sa bopp et cetera loolu du nekk un vrai savoir bu nit ñi mën a jëriñoo. waaw bu ñu ñëwaatee tout ci alxuraan est-ce que le Coran traduit dans les langues nationales ou bien traduit en français comme bu ñu Coran en français est-ce que Coran boobu mën nañ ko considérer comme étant un livre saint Kamil comme le Kamil en arabe. abadan déedéet français arabe lu mu ci mën a doon xoolal sànq wax naa la ko xam nga arabe ma ne la alquran ci arabe la wàcc wante alquran ba doon arabe dong kon arabe yi mën ko te alquran défier na leen ñoom arabe yi d'abord parce que alquran défier wul chinois yeeg yooyu donc ci ñi mu njëkk a wàcc ñoom la njëkk défier na leen xoolal yéen ak jinne yi dajal leen ñi ëpp xam-xam ci yéen nit ñi ak ginne yi ngeen wax lu mel ne alquran ci boppam wala ngeen indi fukki saar fukk rek wala ngeen indi benn saar léegi alquran ci boppam ay saar la saar bu ci nekk ñun ñoo koy wax verset ci arabe ci français mais aaya mooy kawtéef c'est-à-dire que aaya bu nekk maanaam ni ko yàlla waxee ak la mu ëmb mbindeef mënu ko moo tax mu nekk kawtéef moo tax aaya mooy signe dañu waroon wax les signes du Coran les versets du Coran ñu ngi ko jëlee ci les exégètes de la Bible terme français boobu verset mais même en français ça peut être correct mooy c'est un segment d'une phrase et cetera mais li muy signifier étymologiquement aaya mooy kawtéef mooy loo xam ni daf lay yéem mooy loo xam ni yàlla rek ko mën te yonent bu nekk yàlla daf koy dimbalee aaya alquran la yàlla dimbale yonent moo tax yonent def na ay miracle la def na nii baaraamam ndox génn et cetera mais dafa ne alquran bi laa bàyyil doomu aadama yi ba àdduna ji tukki parce que bu fekkoon yonent bi il faut que mu dund ñëpp di ko gis muy wax ñuy dégg muy def loxoom ni ndox di génn pour ñu mën koo gëm kon bu génnee àdduna rek l'islam fay mais kon alquran mooy mën a tax nit ñi di gëm yàlla te nit ñaa ngi gëm yàlla
te gisuñu yonent bi dégguñ ko parce que am na ñu continuer liggéey boobu xam alquran bi di ko firi. mais même ci biir arab gis nga booy firi alquran ki toog tey ci jàkka ji wala ci média bi wala feneen di firi alquran moom ci boppam day wax damay firi alquran waxul ne alquran lay wax. dafay firi alquran. boo xasee ba firi alquran rek jëfandikoo nga beneen kaddu bu dul alquran kon sa kaddu bopp te firikat bu nekk ak ay kaddu boppam tey jii boo dégloo imam Babacar Sall boo demoon tey jàkka muy firi nga ñëw fekk man may firi duñ jëfandikoo même kaddu yi. mais ku ci nekk loolu nga jëfandikoo loolu firi la. moo tax mënatul nekk mukk abadan alquran kon ci wàllu jaamu yàlla sainte sacralité texte bi loolu moom mooy loo xam ne ñëpp ko bokk mooy lu yàlla baaxee yonent yàlla Ibrahima feeñal yonent ci askanam te muy askanu arab te comme arab lañ doon làkk mu defal ko arab mu war a nekk la langue universelle jullit yëpp mën ko xamandoo di ko julleendoo dégg nga jàng ko boo ne alif lam mim rek yonent sam ne alif fukki tiyaaba loolu même ci xadis amul waxuma la bindu keneen et cetera donc dañu war a conserver alquran ni mu jógee ci yàlla jaar ci jibril wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kon intégrité texte bi alquran dafa ne ci dëgg la jógee ci yàlla wàcc ci dëgg donc amul dara ci diggante yàlla ak jibril ak yonent bi lu fa laal dara ci texte alquran donc caractère sacré boobu suñ ko changé rek l'islam fay parce que dès l'instant que ñu gis ne kon wax la rek ci biir wax yi et que nit ku nekk mën na tam wax leneen à côté tuddee ko alquran kon léegi l'islam day fay parce que dootuñu am texte original bi nga xam ni moo bàyyee ko ci borom subhanahu wa taala yonent bi li mu wax ci alquran amu ci benn moowu boppam alquran daf ko menacé law taqawwala alayna ba'd al aqawil mu ne bu fekkoon moom sos na dara daal ne ñun ñoo ko wax borom ma xotti ma rendi ko et cetera wax bu tàng la te yonent bi la ko wax pour wan ko ni lii amuloo fi dara alquran yém sax doonu ko woon programme léeg-léeg mu bëgg alquran wàcc sax pour lijjantil ko dara alquran toog ay jour du wàcc mu jaaxle et cetera et cetera léeg-léeg yéefari ñëw ne ko mais waxal sa borom bi nangam lu tax alquran wàccul benn yoon rek ngi nekk benn volume yàlla ne ko du yow yaay wàcce alquran par fragment la ko wàcce par fragment ak pédagogie bi ak wan ko ni yow sa bopp da ngay subir révélation bi yenn sa salam bi iqra ñëwee dafa tiit bu doon yëfu boppam du tiit fekkoon moo ko planifié du tiit dafa tiit bu mu demee ci soxnaam zammilu ni la wax dafa ñëw ne ko sàngama di lox mais nag léegi ni ko imam Fadil Tall di waxee ci xutbaam fii mu ne doo jàng ba pare dem sàngu moo tax nag bi mu demee sàngu nag alxuraan fekkaat ko fa ne ko xum fa anzir non ñu jàngal la nga bëgg dem tëddi jógal nga dem wax ak nit ñi xum fa anzir mu ne soxna Aïcha nopp lu jeex na ci man ba àdduna di tukki kon texte Coran bi mooy le texte universel la parole de Dieu mais comme yàlla dafa wax ak doomu aadama il faut texte bi wàcc ci benn langue langue boobu mu wàcc nag doomu aadama yëpp mën nañ ko jàng moo tax ku jàng arab xam ko comme ni ma ko waxee ni ngay jàngee anglais et cetera ay règle la tey ji am na sénégalais yoo xam ne ñoo gën a dégg arab ay millions d'arabes arabe moyen bi def bac nii simple jàng tuuti arabe noonu ba bac sénégalais bi def étude islamique du moroomam ñi dem ci pays arabe bi xam nañ ko comme ni ma la ko waxee dañ lay naw sax ngay wax arabe sax ñu ni boobu nit ku ñuul mën na wax ni Baye Niass bu mu demee yaa ngi fàttaliku histoire boobu ñettal Égypte naa bu mu paree ñii ñëw di laal nii est-ce que nit ku ñuul la na tey nee naa la concours alxuraan yi ñu koy gagné duñu ay arab donc texte bi ni mu jógee ci yàlla noonu la kon pour jaamu ci yàlla noonu la firi bi nag leneen la dinañ ko firi pour dimbale nit ñi ñu comprendre sens bi loolu moo tax tradition yi ngay gis même français yi man ça fait des années mooy travail bu baax ci texte ci tradition française yi par exemple mais j'ai énormément de problèmes c'est-à-dire que traduire rek sans annotation c'est très dangereux waxuma la sax c'est faible c'est même très dangereux parce que alxuraan ni mu tëddee comme ni ma la ko waxee du waxu nit Taha Hussein nga xam ni c'était ci jamonoom fële ci Égypte c'était il a fait sa thèse en Sorbonne c'était le linguiste indépassable ci jamonoom mais biñ ko laajee alxuraan ban genre la dafa ne alxuraan mooy alxuraan dañ ko ne ban genre littéraire la mu ne alxuraan mooy alxuraan mënuma ko dugal ci benn genre littéraire donc ça échappe à ça donc même traduire nii boo ko traduire ci français mun naa la joxoon su ma la joxoon fii exemple di nga gis benn ay alxuraan ku xam alxuraan dëgg ni ko alxuraan waxee nuance yi ci nekk kàddu yi yàlla jëfandikoo mën na am plusieurs significations possibles boo xasee ba traduire rek benn kàddu nga koy jox donc da ngay fay yeneen signification yëpp ndax da nga koy imposer benn mot donc boo xasee ba traduire rek trahir nga mais nag mën nga traduire pour expliquer nga xam ni kon moo tax man traduction yi dafa war a ànd toujours ak ay annotation moo tax tradition orientaliste yi ay ñoom Jacques Behr extra ñu bëri mais c'est des traditions très dangereuses yu ci bëree bëri parce que boo xoolee maanaa aaya bi ak signification yu am yëpp nga dem ci firi mënoo tamit firi alquran te demoo ci tafsir
il faut nga dem exégète yi lu ñu ci wax ñu ne kàddu bi ça peut signifier ça et ça et ça mais lii lay signifier fii parce que gis nga loolu soo ko xamul nga jël littéralement nii rek nga tegale mooy noonu en arabe nga dem traduire des fois sax ay contresens ngay gis ci traduction yi bu ma jëlee par exemple cas français nga xam dama ciy gën a liggéey. Oustaz ñu ngi lay nuyu. ñu jégalu ci maanaam. circulation bi xam naa dafa xawoon xat. ñu bëgg waxaan rek parce que dañu gis fan yi ñu bëri. ci dëkk bi ci àdduna bi. di jël alxuraan bi ñu bind ko ci arab. di ko bëgg a firi ci seen i langue bopp. léegi nag di ko bëgg a jullee. mu xaw a jaaxal ñu bëri débat yi posé wu. ñu laaj ci est-ce que alxuraan ci arab rek la war a nekk. te war na mën a ci beneen langue. jërëjëf Alassane ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Imam Kanté di leen jégalu wax ngeen ko léegi yoon bi moo xawoon xat lu mat a waxtaane la parce que léegi dafa commencé nekk menace ci l'islam ndax man maa ngi seetlu boo moytuwul lu mat ñetti langue xaw ma ñeent maa ngi leen di déglu bi may ñëw ci yoon bi gisoon nañ ko Guinée gis ko Mali ñi def ko ci soose pulaar wolof sax am na ko fi taxaw julli wolof temps yi la ci ginnaaw voilà wax ne moom mooy ki njëkk julli ci wolof taxaw di julli nii ci Fatiha di ko wax kon loolu dafa jaadu waxuma Sénégal mais monde islamique bi def ko mu nekk affaire bu sérieux d'accord voilà parce que li ñu waroon a boole ñu nekk ummatan wahida dootul amati par exemple joxe naa exemple léegi imam bi muy wax concours bi ñuy def ci wàllu alquran ñun di ko def chaque année Sénégal daaw moo ko jël nekk champion du monde ci jàng alquran waaye léegi bu ñu bàyyee ku nekk di jàng alquran ci sa làkk bopp bu ñu bëggee def compétition bu mel noonu ci ban làkk lañ koy def parce que ñii ñi ngi jàng alxuraan ci wolof ñii di ko jàng ci arab ñii di ko jàng ci soose léegi tey bu jullit yépp soxla woon ñu xam kan moo dàq alxuraan fan la ñuy daje mënuñu daje fenn moo tax loolu menace la ci l'islam lu ñu sos la alxuraan sunu boroom moo ne moo ko wàcce ci làkku arab mën nañ ko firi pour comprendre ko loolu lu wér la mais jaamu yàlla leneen la julli kenn du ko firi ma joxe misaal waa ji bi muy julli dafa wax allahu akbar mooy yàlla moo rëy moo màgg mu koy firi commencé di jàng fatiha ci wolof ne maa ngi tàmbali si turu yàlla mooy yërëm mbindeef yi ci àdduna mooy yërëm ku ko neex alaxira maa ngi sant yàlla yàlla mooy yërëm ku ko neex ci àddina mooy yërëm ku ko neex alaxira moom mooy firi yàlla mooy buuru bés penc def benn ràkk bi mu dellu si waatee daf ci raxaat yeneen baat yu bokkul ak bi mu waxoon mu ñëwaat ne maa ngi sant buur yàlla mooy xéewale ku ko neex ci àddina ci biir tradition bi ñaari ràkk yi kese ni mu ko firee bokkul gis nga te loolu nit ñëpp lay daal boo fi waxoon tey sa émission bi boo ko defoon ba mu jeex bu ñu la waxaatee reprendre ko di nga waxaat baat yoo waxul mën a jaaral fi nga jaarul c'est la même chose ban moo ci alquran su boobaa te alquran du changer mukk du changer yàlla yow mu diit mënul nekk moo tax ñoom lii nu sos ci diine ji te lettre alquran bu nekk ak barke bi ci yàlla def ak la muy wàcce voilà gis nga aaya bu nekk ak la mu ëmb bon du ma ko méngaleeg parabole ëpp nag gis nga sunu mag ñi sax amoon nañ benn ragal yàlla yóbbu na leen ba yenn baat yeeg yooyu daaw ñu ko firi ci alquran par exemple bu ñëwee ñu fekk saar wala aaya dañu koy bàyyi noonu mu dem ne la saar sàngam te saar du wolof aaya sàngam du ñu sonn ci firi luy aaya ndax li aaya ëmb ëpp na ci seen kàddu làkk mënuñu firi baat boobu dañ koy faf bàyyi waale noonu mu jàll mais liñ bëgg a dooree mooy ma dolli sa ci li nga wax sax parce que c'est vrai que même boo demee ci firikatu alxuraan yi effectivement da ngay gis am na ay kaddu yoo xam ni ñoom dañ naan kaddu gi nañ ko fi bàyyi nii mën na am lii lay firi mën na am jàpp seen ñàmbur kon ça veut dire que yàlla rek moo xam kon kaddu voilà alif lam mim dégg naa yaa ngi koy junj léegi arab yi seen bopp dañu daan am jafe-jafe yenn baat yi ñëw ci alquran li wër mooy amul benn phrase bu ñëw ci alquran bu bokk ci beneen làkk bu doon arab mën nga fi fekk nag ay benn baat yoo xam ne du ñu arab nga ne yontu yàlla Huud yontu yàlla Nuux yontu yàlla Luut ñoo xam ne du ñu arab ñu tudd seen tur ci alquran waaye jaxase ñaari làkk ci alquran bu dul arab loolu amu ci alquran dafa di leer boo xam ne sunu borom ma koy wàcce ci mbindeef yi mais fokk mu jaar ci benn làkk yonent bi arab la ñu jaarale ko ci làmmiñu arab di ko àtte gis nga téere yi ñu tafsir ci alquran kaamilu tradition ak kaamil bi ñu traduirul bokkuñu sax àtte tolluwaay ci l'islam ñoom ñaar boo ci xasee dugal sa waxu bopp rek léegi mënatul am degré bii nga xam ne kàddu yàlla képp moo ci nekk
loolu tamit foog ñu bàyyi ko xel ñu xam ne ñii nga xam ne dañu commencé di indi julli ci wolof ak di jéem a nodd ci wolof mbaa ci beneen làkk bu dul moom dañoo juum bu dee cas bi moom moo gën a sérieux parce que ñoom dañ cee boole woote yonent te ku woote yonent génn nga ci lislaam am loo xam ne boo ko defee yow yaa génne sa bopp ci lislaam kenn génnewula ci lislaam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi mujjee ñëw ci jamono ku gëm ne keneen dikkaat na ginnaawam andi beneen téere tegaat ci andi beneen téere man dama xamul sax moom lu tax muy firi alquran parce que moom nee na téere mi ngi tudd jam-jam padaar xaw ma lu muy tekki ci pulaar mais léegi moom lu tax mu soxla sunu alquran bi te moom am na téereem bu ko yàlla jox est-ce que loolu du wane quelque part ñàkk jàngal nañu ñu xam seen diine nu mu xóotee est-ce que jàng mi nga xamante dañ koy jàng ci école yi da nga ñëw di mémoriser rek mais boo mémoriser demoo xóotalu la pour firi la pour nga xam réellement affaire yi lan lii mooy la loolu moom dëgg la ñun sonn ñi ci jéemu puus njaboot gi jàngal leen ñu xam l'islam xam culture l'islam d'abord ñun dañuy bëgg rek boo mokkalee loo jullee rek jeex na demal sa yoon xamoo farata yi xamoo julli xamoo principe bu l'islam même l'islam boo koy jàng sax da nga war a jàng histoire arabe yi parce que loolu da lay dimbali nga xam contexte yi mbir mi doon xewee lii xew nii ñi jàng alquran dëgg-dëgg jaaxalu leen parce que jàng nañ Musaylimatul Kaddaab moom ci jamono yenent la wax na moom mooy yenent moom yenent moo yilif ardu Hijaz moom moo yilif côté Yaman ñu tuddee ko rahmanul yamama moom demoon na sax bay former ay aaya di wàcce ne yàlla moo koy wàcceel aaya yooyu ci moom daan na mës a am mais ñooñu saxaaba yi ñëpp a def benn fatwa dañu dëppoo ñu rey ko ñu xam ni kii dafa génne boppam ci lislaam amul beneen yonent bu mën a ñëw ci ginnaaw yonent bi maa kaana muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyina wa kaana allahu bi kulli shay'in alima sunu borom nee na yonent bàyyiwul kenn ci yéen di nekk baayam ci góor am na doom yu jigéen mooy ki mu mujjee yabal ci jamono jox ko téere yàlla xam ne lépp lu tax mu def loolu parce que konoon tey heure bi lu ëpp junni yonent sax daañu génn te kenn ku ne dana ñëw sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne sa yakunu min ummati kaddabuuna salaasuuna kulluhum yazamu annahu nabiyun daal di ca teg ne wala nabiyun baadi mu ne sama xeet nag danañu demi ci kanam foo xam ne da ngeen ci gis ay ngeen baal ma baat bi ay fenkat danañu mat lu ma 30 mën na ko sax ëpp boo xasee tuddi lim rek mën na ko ëpp ñoo xam ne ay waxkatu lu dul dëgg lañu ñoom ñëpp ku ci nekk di nga taxaw njortu ne yow yaay yonent yàlla la yónni mu ne waaye maa ngi leen di seedeel ne ab yonent dootul ñëwati sama ginnaaw kon yonent boobu moom génn na ci l'islam génn na boppam ak képp ku gëm ne am na génn nga ci l'islam imam soo may ma dolli foofu noonu gis nga parce que question Alassane Samba Diop bi question bi wax niveau de culture bi effectivement c'est vrai que war nañ gën a yokk encore améliorer xam-xam bi jàng bi mais tamit li ma yaakaar tam mooy que ni luñ ko yokk tamit duñ mës a mën amul fenn duñ mës a def ñëpp ay ulama non voilà du mën a nekk kon nag c'est vrai que niveau moyen bi Sénégal am na encore progrès bu bëri bu mu war a def mooy sànq boo jël ma ne le citoyen mauritanien moyen marocain moyen et cetera le fait que langue arabe bi nekk à l'école publique depuis le départ day tax déjà ñu mën a lire am texte et cetera mais quand même terewul moom toujours xóotal xam-xam moom toujours benn groupe lay doon moo tax sànq ma jox ko exemple ma ne ko ñun ñëpp jàng dañu fi français mais tey les débats sur la constitution 3e mandat est-ce que mën ngay woo tey pourtant dégg naa français mais kan ngay woo ay constitutionnalistes voilà parce que nag kon mais en ce moment lan lay indi comme problème mooy que ni ulama yi est-ce que ñu ngi jël seen responsabilité ci gindi jullit yi ci problème yu mel nii mais bu ñëpp ñee jàpp seen ñàmb Sénégal xam nga dañuy jaawale jàpp ñàmbur ak leeral mais bu ñëpp nee dama ciy màndu gëm-gëmu jàmbur la terrain bi gars yi occupé ko mais ñëpp duñ mën a am xam-xam mais ñi am xam-xam jàngi ji woon ñooy dimbali ñi tollul foofu loolu c'est très important dëgg la dañoo constaté kii ay réew yu xamante ne ay réew yu normal dafa am benn cadre bi nga xamante ne dañ koy encadré genre yooyu mooy culte islamique ou bien culte musulman ñoom benn ministère supérieur islamique sax yooyu pour que genre yooyu ñu mën ko organiser lu war a mën a nekk la te fiñ toll nii dëgg-dëgg Sénégal daf ko soxla dañu toll ci jamono boo xam ne jaadu na ñu teg benn cadre nag ñu xoolaat diine ji parce que fi mu bërëngu jëm nii baaxul de yonent yu jigéen yaa ngi génn yonent yu góor yaa ngi génn alquran yi ñu ngi koy tara c'est-à-dire après fan nga jëm nga yoo xalaat
ak nouvelle technologie bi nga xam ne. ak léegi koppar ni mu bare ak nit ñi ni ñu xawee ñàkk. ak xale yi. voilà yii yëpp nekk ay menaces yoo xam ne man dama gëm ne kilifa diine yi sax am nañu responsabilité bu rëy nag mi ngi door a jot. li sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi yegg nañ ci tey mooy amul benn boroom xam-xam boo xam ne mbooloom lay wër tey nga war a ignorer lii seen liggéey mi ngi door a jot ñi am kàttanu freiner ko dañ ko war a freiner parce que am réew nañu xool ñi ñu jàpp ne xam nañu seen xam wir ñu nangul leen ko ñu ne leen bii domaine lan la ci lislaam wax ñu ne lii la ak lii la ak lii la point ñu cadré kenn dootuñu may kenn mu def lu ëpp li loolu réew bu ne sañ na ko gëm naa ne état bi mën na waxtaan ak kilifa diine yi wala kilifa diine yi wax ak état bi ne ko dañuy former benn cadre boo xam ne fii ñu gis diine bi jëm du baax lii ak lii ak lii mooy principe bu l'islam yi su ëllëgee keneen ku def lu ëpp loolu ñu jàpp sa loxo yëlëb parce que après conséquences yi ñun ñëpp koy dund kenn buggul jaar fii sa doom jaar foo xam ne bu ëllëgee du baax ci moom beneen bi ci des mooy su fekkee mënuñu ko dindi ak loxo ñu dénoncé ko amuñu droit noppi ci ne ku nekk daal bon na gëm la mu gëm aleykum anfusakum laa yadurukum man dalla idha ihtadaytum biñ ko waxee Seydina Ababacar dene mukk yonent bi waxul woon loolu moom dafa wax ni bu ngeen seetaanee lu neex waay def yàlla dina sotti mbugal seen kaw te bu ngeen ko ñaanee du nangu su ko defee loolu foog ñu bàyyi ci xel ñu xam ne dafa tàmbali côté Kolda dara dàqul ne ëllëg mën na ñëw fii ci Ndakaaru te waa ji mi ngi commencé surtout comme koppar surtout loo xam ne dafa am koppar. te dégg naa ne dafa am banque. am na koppar xam nga Sénégalais yi rek ak banque parce que yéen yi boo ko buggee woote boo amul xaalis nit ñi du ñu ñëw. foog nga am financement yoo xam ne ñoo xam ne yàq diine moo leen tax a jóg te sax lii xaw ma. nga baal ma imam mais bi ma fi attaqué Akon City. waaw waxuma Akon. Akon City laa wax. Akon City effectivement mais xoolal ñu bëri ñu ma attaqué lu ñu ma attaqué dañu ne dafa bëgg xañ alal mi ñëw ci réew mi. kon boo waxee affaire koppar rek moom. voilà ñoom Alassane yi ñoo lay njëkk a wax ne. mais soo xoolal bàyyi affaire investissement yi ñëw mais autorité état war na mun am quand même benn autorité de régulation. ci loolu ci genre situation yi bañ ko moytu pour surtout. que ni nga ko waxee internet bi ak xale yeeg yooyu la mën a fëkk dafa gaaw. mais c'est vrai et la preuve mooy non seulement àddina bi yëpp am nañ lu mel noonu mais monde musulman bi yëpp am nañ lu mel noonu en général mais tamit boo seetee même ci lu dul l'islam da ngay xam ni jaadu na tey jii boo jëlee tey ay CNRA nga jël leneen toujours am na ay comité yoo xam ni bu ñu toppul yëf yi ku ëpp doole wala ëpp pexe wala ëpp alal mën nga sànq nit ñi loolu moo tax tey affaire régulation yooyu ci domaine yëpp la am xoolal domaine télécommunication domaine médecine éthique donc loolu parce que nit ñi yàlla daf leen bindee ñu mën a féttéerlu seytaane nag nekk seen wet ne dinaa leen juumloo kon effectivement ci diine nag moo gën a garaaw parce que juum ci diine moom beneen affaire la kon effectivement war nañ trouver benn cadre donte woon nag am na ñaari mu ci bëggoon dolli mooy que ni ala kulli xaal quel que soit cadre bi ñuy am cadre bu njëkk bi mooy fexe ba nit ku nekk jullit bu nekk nga xam li nga war a xam ni ko Laxdari waxee ba nga xam ni nga sellal sa ngëm awwalu maa yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaanihi d'abord ñu defar pas-pas yi defar sa pas-pas bañ a yem rek ci juddu ci waajurul islam mais continuer loolu nag moo ñu rey voilà parce que ñun dañ jàpp ne bu sa papa nekkee jullit sa yaay nekk jullit nga jullit engagement la yow foo amee 18 ans war nga ñëwal sa bopp nga wax ne yow du sa papa moo la ci dugal sa yaay moo la ci dugal yow nangu nga ne gëm nga ne yàlla kenn la gëm nga ne yonent sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni ci ñu te waajur am responsabilité aussi jàngal la effectivement dafa la war a jàngal loolu ñun dañ koy tëb mais farata la ci waajur mu jàngal doomam ak lu mën a xew bu la mënul jàngal mu wut ku la jàngal mu fay ñu jàngal wa illaa bu ko deful yawmal xiyaam yéen ñaar di ngeen taxaw ci kanamu yàlla ngeen àtte ko mais imaam tey imaam xale yu bëri tey yu ñu fëkk moo xam àddinaa leen fëkk loolu li ma ci jublu mooy par exemple dañu topp ay drogue ak yu kenn xamul wala ay nit fëkk leen ci turu diine wala turu leneen yéem leen daal ba fëkk leen lan mooy origine bi yooyu xale yooyu en général boo demee seen parents dañu sàggane woon seen jàng diine moo tax ñu daje keneen mu yéem leen fëkk leen def leen jàmm ñu nekk ci service am kon nag boo bëggee protéger say doom noonu ngay def par exemple man sama doom bu jigéen dara day xew nii mu ne papa xamal lan ma ne ko lan laa la waxoon mu ne ma ne ko kuy sa sëriñ mu ne ma yow ma ne ko koo dajal ci mbedd mi bu la nee sëriñ nga ne ko sama papa mooy sama sëriñ
bu la nee dama lay jox looy jaamoo yàlla nga ne ko sam papa jàng na ma nu may jullee mën naa jàng alquran nga ne ko sam papa jox na ma wér de subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar ak salatu ala nabi ma ne ko jaamu yàlla génnul yooyu de mais xool yooyu yu sew la rek yu sew sewaan la rek mais yoo xam ne xale bi day am fierté mu ne sam papa jox na ma quelque chose qui me protège mais bu fekkee da nga bàyyi xale bi di jox na solu na dawal moto bu bees na dem Dubaï ñëw et cetera mais mooy fan yi li ma waxoon noonu xale yi jigéen yooyu futteeku woon ci kii bi nangam na et cetera bi yaay ji ñëwee di jooy mu ne ma fille ne manque de rien ma wax benn ma ne ko si elle manque de tout waaw lan la bëgg a wax moom par elle ne manque de rien moyens yi par gi mi ngi lekk mi ngi naan ma dem police par temps yi ma dëkkee ci côté boobu noonu côté spirituel benn femme indi doomam dafa dem doom ji toj armoire bi jël 3 millions ànd ak ay kiyam copain ñu luwee 5 oto ñu dem ci benn dëkk def fa une semaine de noces mu indi xale bi police toog di jooy xale baa ngi ko solul benn jeget boo xam ni mu ne xoola jeget bi moo ko njëkk a sol Dakar bi ma demee Italie naa nga manqué wul dara ma dem mu toj sama armoire benn paatoog daal ne mi ngi nax boppam de waaw xale bi lépp la manqué parce que nite nekkul ci moom boo xoolee xale bi ni mu gonflé boo gisee ni mu gisee toog rek nga xam ni kii dañ koo xont effectivement waaw dañ ko xont yafal ko yaruñu ko loolu nag moom amul benn parent bu mën a dérobé wu ci responsabilité boobu parce que ni nga jàppee ni sa doom da nga ko war a pousse mu réussir li ñuy wax tekki ci àddina noonu nga amee responsabilité dimbali ko pour mu texe àllaaxira donte woon le dernier mot ne t'appartient pas mais qu anfusakum wa ahlikum naaran la Alxuraan wax na ngeen musal seen bopp ak seen njaboot ci safara kon responsabilité boobu moom c'est d'abord parental mais aussi l'État se doit de protéger les citoyens ci les gourous ak les sectes là nga xam ni dañuy dugal ci xale yi ci ay giraawaal yi heure bi jeexal nag c'est dommage heure bi jeex na imam waxtaan bi neexoon na di leen gërëm di leen sant imam Ababacar Sylla di maître coranique di gërëm tamit imam Kanté di waxtaan ak yéen rek ci mbirum aduna ci mbirum réew mi ñu xool fu ñu teg suñu tànk maa ngi gërëm ñëpp di gërëm tamit techniciens yi nekkoon ak man suba ba léegi